vacances vertes li tax ñu tànn Mbao parce que dafa nekk gox boo xamante ni li ñu bëgg def ñun désormais ci vacances vertes ci 5e édition bi fii ci Mbao lañ koy fekk fii waa direction des eaux et forêts dañu def en sorte ba jël ay jigéen yoo xamante ni dañ leen a autonomiser ci wàllu mbéy mi ci biir forêt bi donc ci loolu jigéen ñi dinañ ci am seen koom dinañ ci dundal seen bopp dinañ ci dundal seen njaboot mais aussi dinañ ci dundal seen askan donc mu nekk loo xamante ni tey Sénégal da koo soxla li ñu gis nga feebar bi mu amee yàggul dañ ne woon que le monde s'était arrêté léegi imaginer leen tey bu adduna bi taxawee temps yooyu avion dikkul avion demul kenn dikkul mais bu taxawoon tey thème wala yeneen variant yu bees génn wala comme ni ko expert GIEC yi waxee bu fekkente ne defuñu dara ci suñu alam ay pandémie la ñuy dund dañuy nekk en perpétuelle gestion de crise sanitaire léegi bu lépp taxawoon ñun bu fekkee jigéen ñu mel ni waa Mbao nekkuñu fi ñu daal di fexe loolu ñu daal di koy wërale ci Sénégal bi yëpp est-ce que dinañu am lu ñu lekk est-ce que bu ñu amul sécurité alimentaire amuñu souveraineté alimentaire dinañ am fu ñu jafandu pour mën cee génn dafay metti et d'ailleurs je me rappelle de la déclaration du président de la République lors de son discours pour la relance post-Covid bi mu doon wax mu naan bu fekkoonte ne amuñu woon taw bu baax ren fii ci Sénégal ba mbay mi mën ñoo jox lim ñu jox kon dina métti lool ci suñu réew dina métti lool ci ñi nga xamante ne ñoom amuñu beneen espoir de survie lu dul li nga xamante ni mooy li ñuy béy ci àll bi donc loolu firnde la am na lu mu ñu junj am na lu mu ñu wax loolu moo tax tey ñu ne kon li am forêt classée de Mbao foog ñu yóbbu ko partout au Sénégal maanaam ñu daal di créer ay forêt communale ànd ceeg ay agents des eaux et forêts particulièrement le colonel Baydi Ba bi nga xamante ni moom mooy seen njiit ñu ànd ñu xool naka la ñuy def ba installer forêt yooyu ndaxte forêt yi tey moom moo ñuy permettre ñu xeex ak gaz à effet de serre yi les forêts au fait c'est des puits de carbone bu séquestrer carbone yi nga aménager ci biir comme fii forêt classée de Mbao ni ñu def nga xam ne c'est presque le seul poumon vert on peut dire de la région de Dakar nga aménager ci biir ay espaces yoo xam ne c'est dédié à l'agroécologie jigéen ñi di ci liggéey mais en même temps di toppatoo waale forêt bi yaakaar naa ne bu ñu ko defee Sénégal xëy na néew ma dinañ génn ci mbir mi ba mu jeex mais dinañ ci def un grand pas. C'est les experts du GIEC avec les hotspots loolu laa doon wax sànq mooy phénomène de catastrophe extrême yi nee nañ ñu benn décennie kese moo ñu dese maanaam 2021 la ñu nekk 2030 bu fekkente ne defuñu attention ñoom recommandation yi ñu wax ñun defuñu ko kon fi ñu nekk nii adduna bi yëpp laay wax waxuma Sénégal kese de adduna bi yëpp laay wax dinañu dund ay feebar yu mel ni Covid-19 maanaam ay pandémie yoo xamante ni feebar la yuy jaaxal adduna dinañu dund ay inondation yoo xamante ni dina lëmbee adduna parce que nee nañu lu doon taw ci benn weer mën na taw ci benn fan donc loolu nekk na loo xamante ni ñu ngi koy gis déjà fi ñu toll nii da nga ciy gis association yoo xamante ni dina am plus de 20 000 femmes donc ci loolu lañ nekkoon di liggéeyandoo ak ñoom avant nag de 2017 à 2020 planté woon nañu lu toll ci 20 000 plants loolu nag ñi nga xamante ne ñooy agent eaux et forêts ñu ci jàppale woon ak li ñuy jënd di ko ci boole parce que daawul mat par yenn saay kon tey mun naa jàpp ne bilan vacances vertes bilan bu positif la parce que suñu défi bi nga xamante ni moom la ñu bëggoon am nañ ko beneen défi bi nag mooy planter au moins 1 million d'arbres partout au Sénégal phase pilote yi nag comme ni ma ko waxee sànq ci 5e édition bi mooy ñu daal di mettre en place 3 forêts communales ci Passy Toubacouta ak Salsal Gandiol dans la région de Thiès bu ko defee ñu aménager leen ay espaces yoo xam ne jigéen ñi dinañ fa mën a béy pour mën a jàppale seen bopp jàppale seen njaboot mais aussi jàppale seen askan ci wàllu koom.